internaute de Dakar Midi asalaamaaleykum voilà donc ñu ngi am mbégte ak kontante ci jàkkaarloo ak yéen ci seen toute nouvelle rubrique bi ñu tuddee la chronique de Jantal Mara Jantal Mara ngi nii toog nag xanaa nag war na leen a neex yéen ñi ñuy seetaan rawatina yéen xale jigéen ñi un mara de son temps bi mu nekkee un mara de son temps nag dafay ànd ak yéen voyager ci xew-xewu jamono rawatina lii xew ci dëkk bi ci lu positif ak lu négatif jekkuma ci pour wax ni lii mooy lu dox lii mooy lu doxul waaye nag toujours damay illustrer ak yéen rek à travers des images wala des vidéos ce qui fait bouger le pays ak la nga xamante ni nar naa delloo réew mi gën na kon tey dañuy tijjee xew-xew moo xam ne yàggul dara amoon na fi ki ko defoon di son excellence le président de la république Macky Sall muy sunu président nu ànd seetaan ko. aéroport baa ngi nii ay bébé mu ngi nii Air Sénégal waajal naa autoroute Ila Touba express régional ñëw na autorail ba Tamba jam na nga doon ville bu mag Ndakaaru mën na nooy. voilà mu mel ni kooku carton rouge ñeel na ko de bu nu waxee dëgg te yàlla tax certes Senghor disait que nous sommes les hommes de la danse dont les pieds reprennent vigueur en frappant le sol dur mais quand ton président conceptualise tey jii nii l'émergence pour son peuple la danse doit être une danse de l'émergence mais pas une danse ci corps bi mais une danse de l'esprit defe naa ni loolu la ñu gën a soxla ŋàññiwuñu mbaa opposé wuñu dans certains pays certains présidents ont le droit de danser mais man personnellement gisoon naa ne kat président doxalee woon noonu moo gën ndax à côté gis nañ soxnaam Marème Faye Sall na mu doxalee ak Saa Kajoor. maa ngi ñaan ci dara ji Serigne Sall nga xam ne amuñu lu moom dañoo dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm ci dara ji Serigne. donc première dame Marème Faye Sall wax dëgg fa yàlla def na lu dul am mbégte ndax lii mooy chronique Jantal Mara di wane li nga xamante ni wax dëgg fa yàlla exemple la ci luy avancer réew mi wala di wane li nga xamante ni wax dëgg fa yàlla tamit dafay doon loo xamante ni bu naree yàq rek dañuy alerter opinion publique bi ni leen wax dëgg fa yàlla lii raam ci ñag bi la jëm te bu nu suñu du am mu mel nii le 28 septembre bii ñu jëm dafa nar a am sabar gu mag ci réew mi muy sabar buy waajal Bercy te ñu war cee ànd ak Pape Diouf Sénégal war a am ñaari gan yoo xamante ni sous région bi dañ leen di coow lool kenn ki di Diabo Sora ki ci topp di Eudex Yao kii war a jóge Côte d'Ivoire kii war a jóge Mali war a ñëw Sénégal ndax askanu Sénégal war nañ mën a accueillir ñu mel nii ndax ñu mel ni doon nañ ñoo xamante ni exemple lañ pour la jeunesse exemple lañ sur suñu xale jigéen yi nga xamante ne ni ñu ngi fii te li ñu gën a soxla actuellement ci dëkk bi moom mooy ay jikko yu rafet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Jantal Maraay wax de suñu xam-xam bëriwul ci alxuraan bi waaye am na luñ ci gër am na luñ ci gëstu yàlla lan la ko wax daf ko tàggee jikko ju rafet googu ndax nee na ko wa innaka la ala xuluqin azimin donc il est certes d'une moralité imminente donc encore une fois peuple du Sénégal yéen waa réew mi nenu ànd jug doon benn ci lan ci jikkoy rafet yooyu noonu nag dañ ciy ànd ak tey suñuy ndaw yi nga xamante ni wax dëgg fel nu ngi béy seen waar ci di xalaat liy jëmale Afrique kanam mu mel ni yàggul dara on a vu un jeune sénégalais du nom de Ismaïla Badji moom publié na un ouvrage intitulé les solutions pour la jeunesse africaine fi mu ne nii dafa soxla ku leen di woon ku koy woon yoon ku koy tax a tekki mais pas que nga xamante ni daf koy woon yoon wi nga xamante ni daf koy gën a sànq kon réew mi lu positif la ñu woote lu positif la ñuy wax di ko xalaat di ko doxe ndax chronique de Jantal Mara dafay doon chronique bi nga xamante ni nag waxtaanee li nga xamante ni nag moom mooy soxal askan wi moo ko tax a jóg waaye bu ko loolu taxee jóg nag dafay dugg ak yéen ci ay fait dafay dugg ak yéen ci ay image dafay dugg ak yéen ci ay vidéo yoo xam ne dafay illustrer lii jëmale réew mi kanam waaye illustrer tamit la nga xamante ni buñ ci deful taxaw buñ ko freiné wul defe naa ne réew mi ginnaaw la jëm mu mel ni waxoon naa leen sànq carton rouge ci mbirum sunu président de la république Macky Sall waaye carton rouge ñeel na ñaari jigéen ñii nga xamante ni kenn du leen ko présenté muy Oumou Sow ak Guigui nee nañ ñoom danoo woote benn ndaje pour ñu def benn son bi sax tàmbali na ndax single bi jàll na waaye la ci gën a doy waar mooy ñu ngi waajal clip
bi ma gëstoo mbir mi nga defe ne lu ne la ñuy wëy ak fi jamono toll ak jeunesse bi xale jigéen nu nu soxlaa tey ñi leen di yee mbaa ñi leen di jox ay xalaat yi nga xam daf leen di jëmale kanam noonu de danoo fas yéene indi li ñuy tuddee bombal. toj ngeen fi. bombal non gars yi ñu ngi laaj single bi mais bàyyi single bi ko bàyyi sax bi. yéen lan ngeen di bomb yéen. ya peg saabu. waaw waaw. ana laa bi bombal mais Guigui looy bombee. ya peg saabu wala jeu de bain loolu lay bombee. waaw yéen laay laaj lii ku ko seetaan lan lañ ciy mën a jàng waaw man dama leen di laaj sax ñoom lan la ñuy bomb ku yàkkamti bomb kay xaaral tam xarit bu yegsee da nga bomb ci rek gi te boobu bomb am na njëriñ ndax di nga jox nit ñi ñu lekk waaye di jàpp seram di ko bomb sensualité yu mel noonu wax dëgg fa yàlla loolu defe naa dafay pervertir société. carton rouge Oumou Sow carton rouge Guigui parce que Guigui man vraiment maa ngi commencé am ci moom déception parce que barki Dembo Ndiaye au niveau de Grand Yoff mi ngi porté woon foofu un combat du lutter contre lu mel ni ay cancer ak yeneen combat yu koy mën parce que intellectuel la waaye bu ñëwee wàccee boppam di def lu ñuy tudde ay bombal wax dëgg fel war nañ ko laaj lan lee bomb donc tey looloo gënoon fës tey jii nii ci chronique bi ñu bëggoon ci alerter population bi rek lépp lu fi positif nar nañ ko waxtaane lépp lu fi négatif itam nar nañ ko waxtaane li nu tax a jóg contre nu kenn opposé wu nu faru nu askanu Sénégal moo ñu ñor luy jëmale Sénégal kanam moo ñu ñor nu ciy profité waale di wax ni yàggul dara ca match Sénégal ba am na xew-xew ga fa amoon mu mel ni Sénégal Madagascar bi ñuy joué donte match bi la itam waaye nanu bàyyi xel moor ya fa am ak blessé ya fa am di jaale communauté sportive bi yëpp di jaale football Afrique bi di wax ni ñooñu fa des daal yal na yàlla yërëm leen ndax itam ay doomu aadama lañ ndax bu nu sañoon du demee noonu comme demee na noonu dañuy ñaan yàlla la yërmande waaye damay dellu si waat ci Marème Faye Sall jëf ji mu def à l'endroit de Sakka Dior li tax ma ciy dellu si waat mooy dama bëgg profité waale lancer waale message aux lutteurs nga la yéen bëri xaw ma ndax existé na mais fexe leen am xelu taxawal la ñuy tuddee mutuelle de santé des lutteurs wala ngeen ut ay fonds wala ngeen fexe organiser wu par rapport ak yenn situation yi nga xam da ngeen koy faral di jànkonte millions léegi waaye au bout de quelque temps kenn gisatul millions yi nga nekk ci ay situation yoo xam ne da ngay mujj tàllal loxo di sàkku ndimbal te dañuy faral di wax naan ceux qui donnent ordonnent ceux à qui l'on donne se subordonnent solidarité bi dafa war a am loolu dañ koy rafetlu ndax soxna Macky Sall muy Marème Faye Sall di suñ première dame à travers fondation Servir le Sénégal jëf na ko dëddu ko war a wax yëgal ko askan wi ndax ku sauver benn bakkanu nit mu mel ni toute l'humanité entière nga sauver donc nu ngi am mbégte kontaan te dinañ ñëw ak yéen ci rubrique yëpp bàyyi nu dara bàyyi nu politique bàyyi nu sport bàyyi nu environnement bàyyi nu économie bàyyi nu secteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo ŋànk réew mi bu ko defee nu ci indi ay mbir yoo xamante ni ku koy seetaan di nga ne ah lii kat naka te am na Sénégal ah di ko wane baax na ndax dina am ñu ci jànge lii kat am na Sénégal doonul lu baax nanu ko freiné mbaa nu ut ci pexe waaw nit lan motunu wax dëgg fa yàlla waaye nag lépp li nga xamante ni gis nañ ko lu baax la te mu soxla askan wi daanu ci ànd ci seen chronique gu Jantal Mara le Mara de son temps Mara bi ànd ak jamono di leen jaajëfal ci teewlu gi ngeen ñuy teewlu di leen jox dig daje très prochainement ci seen chronique de Jantal Mara